majorité xam ngeen bu baax yéen waa APR xam ngeen bu baax ni président Macky Sall lii mu bëgg du affaire ay majorité noonu feneen la bëgg a dem te fi mu bëgg a dem nag bu ci jotee kenn du fa dem parce que gis ngeen ko képp ku nekk APR rëq na sa ndigg fexe na ba ku bëgg am ambition wala sénégalais sax bëgg la commencer di la suivre di la xool mais da lay dagg tey bu paree ci lii ça va être pire. Prenez vos responsabilités vous n'avez rien à perdre gëm leen seen bopp élection législative lañ nekk mandat bi baaxul député yi représenté wuñu Sénégal liggéey luñu askan wi président Macky Sall kenn du ko tere nekk président bu ñu gañee ñun assemblée nationale sax opposition bu gañee du tere il restera le président ku ci sa wërsëg nekk di nga continuer di ko lekk gëm leen seen bopp ngeen gëm Sénégal li lay war a suuli gëm leen seen bopp ngeen gëm Sénégal bàyyi leen di xalaat seen bopp c'est l'avenir de ce pays qui est en jeu ce n'est pas une histoire de personne ak de lu may amal sama bopp rus leen ko jomb leen ko rus leen ko jomb leen ko ñaata yoon lañ leen jox lu ngeen bokk yóbbu ci seen kër def ci dépense fay ci ay école bu ëllëgee ngeen nekkaat ci ay jafe-jafe toppaat ci régime bi di daw ñaata bourse sociale lañ fi joxe lan la réglé barki démb après tabaski bi ñaata 80 000 lañ fi joxe lan la réglé dëkk bi da ngeen koy jël teg ko ci loxo yoo xamante ne dañuy liggéey l'intérêt commun l'intérêt général liggéeyal askan wi yépp tax ñépp gis ci seen bopp mais pas des intérêts crypto personnels fàtte leen seen bopp ñi nga xam ne mënuñoo fàtte seen bopp ngir yàlla wala suul toog leen seen kër toog leen seen kër citoyen dafa war a voter de mais quand on n'a pas le courage de voter juste on doit au moins avoir la décence de s'abstenir loolu mooy dëgg parce que fi nit ñi jëm xam ngeen ko xam nañu ko fi ñu jëm xam ngeen ko xam nañu ko xam ngeen ni lii ñu bëgg a def ñun du suñ pour suñu intérêt bopp parce que du càgginu man damay dem assemblée nationale du càgginu man damay dem defi quoi que ce soit mais xam ngeen lan la intérêt Sénégal yërëm sénégalais yi bëgg a éviter li fi amoon 2012 amaat fii ndaxte bu nit ñi di xeex da ngeen tëju seen biir kër yi xale yi ñoo ciy ñàkk seen bakkan yërëm leen xale yi yërëm leen réew mi ñi may dégg fan yi ñu commencé jóg parce que président recevoir na la am na lu mu la jox pendant 10 ans yaa ngi daw ci ginnaaw président pour mu recevoir la munoo fexe ba gis ko jotoo ci moom dërëm tey mu ñëw jox la ñetti dërëm ngay welti lan moo ko fi jar lan moo ko fi jar quand on est devant l'histoire quand on est devant un tournant pareil arrêtez leen seen intérêt personnel yi ngeen di jiital ci kaw réew mi loolu àq la parce que da ngeen a bokk ci réew mi am na nag ku am sañ-sañu jàppale président Macky Sall parce que moom la àndal kooku duñu ko wax dara ndax bëgg-bëggam la sañ-sañam la mais dama ni ñi nga xamante ne ñëpp xam nañu seen bopp dañuy jóg tey jamono tey jii parce que am na luñ ci am nañu am suñu kersa nañu am seen kersa yi njaboot nañu xam ne bu ñu jëlee responsabilité def ko pour des intérêts crypto personnels demain lu am ci réew mi am nañ ci responsabilité kon xoolaat leen doxalin yi jigéen ñi sama moroomu jigéen ñi man de dëgg la benn jigéen ànd ak ay góor dafay yomb xëy na posture jigéen boobu ñu gis ko parce que jigéen yàlla dafa am lu mu def ci ñun waaye taxawaay bi ñu jéem a taxaw ndax dañ koo jéem donc xëy na mataluñ ko jéem ko ci ginnaaw soxna Aïda Mbodj muy sunu yaay di sunu mag taxawaay boobu xam ngeen ngir lan la ngir siggil jigéen ñi ngir dooleel jigéen ñi ak ngir jigéen ñi xam ne Yewwi Askan Wi jigéen ñi am nañ ci place ndaxte nag ñun dañoo newoon ci kanam rek mais jigéen ñi nekkoon ci suñu ginnaaw ñoo ëpp fuuf ndax tey boo xoolee ci réseaux sociaux yi jigéen ñi galvaniser suñu taxawaay ay jigéen lañu suñu ay morom lañu boo xoolee ci tali yi xool ci mbedd yi xool ci fuul yi jigéen ñi nga xamante ne ñoo jóg ànd ci mbooloo mi suñu ay morom lañ suñu ay nawle lañ boo gisee du début à la fin même léeg-léeg ñu yeewu sonn yaram yi bañ xam ngeen jigéen nu mu mel bëgg boppam poussière bi metti nga ñàkk sonn da ngay xalaat ne amuloo droit toog ndax boo toogee dañ naan góor ñi de résistant nañu te jigéen ñi wàcc nañ leen ginnaaw kon jigéen ñi dañuy jóg
da ngay daal di dopewu da ngay daal di xalaat yow doom bu jigéen bi nga am jur xalaat xale yu jigéen ñi nga xamante ne ñoom nga romb ci tali bi nga ne il faut ma continuer il faut ma taxaw kon yéen jigéen ñi maa ngi leen di ñaan yéen a ci kër yi l'entreprise qui propose ce PCG financement bu ñu leen jox sagaru 300 000 500 000 bu mu tax ngeen jaay seen avenir dig bu ñu leen jox bu mu tax ngeen jaay seen avenir yéen jigéenu Sénégal yéen lay wax yéen jigéenu Sénégal yéen lay waxal yéenay dem marché ceeb bi cher diwlin bi cher yàpp bi cher jën bi cher yéen a koy dund jigéen nag laa wax jigéen global la amul APR amul opposition yéen jigéen ñépp yéenay dund loolu kon xam ngeen ni méttee bu leen xool tey benn bis rek intérêt bu ñu la ñëw bokkal ak dig bu ñu la dig ku la dig fukki at lijjanti lu la du tey la lay lijjanti du tey la lay lijjanti kon delloo si leen seen xel delloo si leen seen xel ngeen bañ a rater ce train ngeen jël la majorité ngeen jox ko la coalition Yewwi Wallu ñun ci liñ leen woo dafa yomb ñun bu ñu leen woowoon ci ñun kese Yewwi kese wala Wallu woo leen Wallu kese ngeen ne ñii ñoom ak yeneen coalition yi ñoo yem mais xam ngeen ñun lu ñu wutale ak ñoom ñun dañoo jéggi suñu bopp booloo joxante loxo dajaloo daal di ne dañuy def benn coalition boo xamante ne ñun ñoo koy bokk amul kii fépp fu ngeen dégg Wallu xam leen ni Yewwi ngi ci biir fépp fu ngeen dégg Yewwi xam leen ni Wallu ngi ci biir coow li nag bëri na am nañu ba léegi ñoo xamante ne nanguwuñu comprendre ñu ngi laajte mais un conseil bu ma leen di jox xam nga kan moo nar a sonn ki dëkk Dakar bëgg lijjanti mbir ki Bounkiling ak mbir ki lan la ñuy voté kenn ku nekk bërëb ba mu dëkk ne lijjanti bërëb boobu lu mu fay voté na dox ca loolu kenn ku ne bërëb ba mu dëkk na mokk ci moom ni bërëb boobu lay voté ndaxte foog naa communication bi Ousmane Sonko wax na ci ay yoon Déthié Fall wax na ci Khalifa Sall wax na ci sunu équipe digitale yi partagé nañu wax nañu bu ngeen duggee ci réseaux sociaux yi bu ngeen duggee ci rajo yi nit ñaa ngi wax ñépp xam nañu Touba Wallu la Pikine Wallu la Dakar Yewwi la Thiès Yewwi la mën nañ ko continuer mais li leen di noppal moo xam diaspora nga nekk moo xam feneen nga nekk mooy kenn ku ne na tippoo benn ba ñaar bu leen ko weesu parce que nag sinon da ngeen di brouillé wu da ngeen di jaxasoo kenn ku nekk na tippoo benn ñaar wala ñett daal di ne man kat ci lii laay wax xam ay nit kuy ne man ci waa Thiès lay kii jël Bakel kay jël li ngeen daal di koy def noonu bu ko defee dafay simple dafay yomb ci seen ay xel mais bu ngeen bëggee man mii di wax ak yéen mënuma toog jël lépp en tête ni ko Déthié Fall defee démb ci Ziguinchor yombul parce que moom mooy mandataire bi moo tëgg coalition bi mais nit day juum ma nga tax taxaw xool 56 départements yépp nga xamandoo ko dafay compliqué boo dëkkee Europe du Nord laajteel Europe du Nord ban campagne ban kii la bokk ban dëkk moo nekk Europe du Nord nga xool la nga fay voté nga lijjanti ko bu fekkee da ngaa am ay mbokk Dakar xool la say mbokk fuñ dëkk bañ dëkk nga xam ko doy na keneen def neneen mais boo bëggee amandoo toutes les informations da nga nar a brouillé wu da nga nar a jaxasoo wa ilaa su ngeen duggee ci suñu page force citoyenne page bi ñu jéem nañu lépp luy bulletin def nañ ko fa def nañ sax ay collage photo pour won leen bërëb bii diw la lii la bërëb bii diw la kon dem leen ci page bi ngeen informé wu dugg leen ci page coalition force Yewwi Askan Wi di ngeen fa fekk itam comment voter page Khalifa Ababacar Sall bis bu yàlla sàkk étape bu ñu def dafay bind wax ba pare wax zone boobu nan la ñuy voter page Ousmane Sonko noonu page Déthié Fall noonu Cheikh Tidiane Youm noonu Cheikh Tidiane Dièye noonu Moussa Tine noonu ak ñi nga xamante ne Habib Sy noonu ak ñeneen ñi ñëwul gàcce ngaalaama def leen lépp na ku nekk jëm concentré wu ci loolu loolu il fallait que ñu wax ko tey ñu insister ci loolu beneen bi ma bëgg a insister mooy achat de conscience yi commencé na am na ñu ne campagne bi jeex na dëgg la waaye nag vigilance maintenant jusqu'à demain
man de suma ay nelaw wala suma ay coono dama koy takk tënk ba suba incha allah waaw ba ma voté ba pare balaa may voté sax bu ma xëyee dinaa def sama devoir tey laa koy commencé mooy képp ku ma xam képp ku jàpp ne sopp nga ma képp ku jàpp ne ma bokk nga ak man képp ku jàpp nga ma xaritoo ak man képp ku jàpp ne Maimouna Bousso mii bëgg naa ko gis ca kanam bëgg naa ko dooleel bëgg naa ko jaajëfal voté lal coalition Yewwi Wallu taxawal ci loolu dimbale ma ci loolu parce que loolu laa am looloo tax ñu takk suñu ay bagage boobu ba léegi ne ci àll bi di xeex bàyyi suñu njaboot kon nag yéen nañu mën a dimbale ci loolu ngeen voteer ñu sama mbokku Haalpulaar yi nag muy Podor Dagana zone yooyu nga xam ne demuñu fa onon fof yenne on mbiyama oɗon jarlo oɗon jaafo par ce que yenne Allah ne seedi emin jiɗno arde ha e moon onon jiɗno yettade e moon par ce que yimɓe fof no gandi Podor holto tolni e Yewwi Askan Wi onon fof ɗon gandi hayso wona haydara min goto e hooram mbiɗa yiɗno yaade Podor mi yaha ha Kaskas mi yaha ha Gollere mi naata e bandirabam kono noon ko campagne o ñoosi ko hunde nde ñoosi tigi rigui hay goto e amen wawano yenne wadde plus que ce qu'on a fait on était vraiment à un moment il fallait que min garta Dakar parce que ko programme o woniri noon kono wona wasde tinde on wona wasde yidde on wona wasde toppitade on wona kadi yimɓe ne cikki henne so neɗɗo yeehi Podor pertat walla so ala Podor pert Podor ko wallu emin jiɗno yaade ha Podor kono mi sikku tan équipe wallu ari toon nden fof ko gotum hono o wiiri mon ni Ousmane Sonko o wi on so campagne o gasi min puddo campagne présidentielle par ce que hakkude ɗo e présidentielle jot ala kana yimɓe ne jooɗo walla na pada walla na darto so yimɓe gummimi hen tan inchallah après la victoire yimɓe continue nden noon onon fof saabi Allah oɗon mbiye oɗon jarlo oɗon jaafo enen dendi haare ka ɓuure tinnade ɓuure darade par ce que hande so neɗɗo naati Wourossogui naati Matam tan elle naati Fouta so neɗɗo rewi Bakel elle naati Fouta eɗen gandi fof wona gotum jeew ɗo Ziguinchor min jeehi ha Bignona min natani Ziguinchor won guure ɗi min natani min jeehi ɗo ha Thiès won guure ɗi min natani min jeehi ɗo ha Touba won guure ɗi min natani ko noon ka feƴe ɗe yaare ina wonno e programme amen kono ko Allah woni ko hoddirani donc ngeen baal ma li ma bëggoon rek mooy ngeen xam loolu ngeen xam ne gënaluñu loolu la yàlla dogal waaye xam naa ni tey ngeen di gën a farlu tey ngeen di gën a takku tey ngeen di gën a am jom pour fexe ba wone ni le Fouta est libre le Fouta n'est le titre foncier de personne le Fouta est debout et le Fouta n'acceptera pas que ñu koy dagg ci Sénégal ay góor ñoo fa dëkk ay jimo ñoo fa dëkk ay doomu nit yu baax ñoo fa dëkk ay ñoo xamante ne ci Sénégal lañ bokk kon nag ñoom ñëpp kenn si ñoom ku nekk dina voté fépp foo xam ne wallu la wallu fépp foo xamante ne Yewwi la Yewwi fenn nag laa bëgg a tëjee Bignona démb suma yaram dafa daw parce que du càgginu dañu ne suñu tête de liste foofu mooy ay mbokkam ndax wane nañ leen ni moom fépp ay mbokkam ñoo fa nekk ci campagne bi mais tertu bi ñu tertu fépp fu ñu dem teru nañu fépp fu ñu dem bëgg nañu fépp fu ñu dem tàccu nañu Ousmane Sonko nee na Wourossogui moo gañe man dama ni Bignona muy di gañe Bignona di gañe noonu la joolaay di wax Bignona ji gañe Bignona muy di gañe ndaxte Bignona démb dañu ñu teral suñu yaram yépp daw ñu wax ànd ak ñun ci sentiment mbëggeel ci sentiment affection du début à la fin comme partout ailleurs mais tey bu ñuy wax rek man dama ni Bignona muy di gañe Bignona moo gën a gañe Ziguinchor moo gën a gañe Wourossogui gën a gañe sax Mbàkke gee sama dëkku maam Jaara Buso boobu man daal ñoom laa jox la palme parce que nag bëggoon nañu waxtaan ak ñoom ne leen di saaful bëggoon nañu waxtaan ak ñoom
benn la rek ndax suñu tête de liste wax na ak ñoom mais nañu xam rek ni ne ñun kontaan nañu voilà kontaan nañu ni ñu koy waxee di kontaan mëmëg Bignona Maïmouna Bousso di kontaan mëmëg vraiment c'est ça, c'est un message que je voulais faire pour Lolo. En plus, faire un message de remerciement à la conférence des leaders parce que ñëpp ci jàpp ñëpp góorgóorlu équipe technique yi ñëpp vraiment ni ko président Ousmane Sonko waxee démb kenn amul seen fay mention spéciale chauffeurs yi nga xam ni ñoo dawal ba sunu bakkani mucc mais à la sécurité yi nga xam ni à chaque fois ils sont sortis de leur corps. Des fois on se disait même ni qu'est-ce qu'ils prennent parce que ñun peut-être toog ci naaj bi yëg ci kaw sax léeg-léeg mu metti ci ñun mais ñoom ñi nekk ci terrain bi di daw di liggéey di yéeg di wàcc te ils ont fait ça toujours avec le sourire avec la politesse vraiment équipe animation yi vraiment yéen ñi ci réseaux sociaux yi yéen ñi ci biir kër yi yéen ñi ñu dalal ñaanal ñu gunge ñu nekk ak ñun fu ngeen toll di ñu xool di ñu xool di ñu suivre yéen ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal mënuñu lim ndax ku lim da ngay juum doo matal donc vraiment ñu ngi leen di jaajëfal mais ñu ngi leen di appeler encore ngeen gën a taxaw ngeen gën a taxaw sensibilisation bi nag bu nekkee entre républicains tamit on assume dëkk yi ñiy dem marché bu ñu yeewoo bu ñuy xëy di jël jakarta yi clando yi message yi continuer leen di ko jàllale ku yeewoo Touba boo gisee kuy dem marché commune département ba yépp ne leen ko fii Wallu la ñuy voté grand place yi benn par benn bu leen continuer leen xam ngeen lu tax ñuy continuer xam nga lu tax faut pas laisser la propagande parce que dafa am ñoo xam dañoo malhonnête yow da nga malhonnête ba yemoo ci sa liste yow léegi da ngay dem di jël ay mauvaise information di jaxase xelu askan wi naan leen fii diw la pour jaxase seen xel donc on est obligé de continuer ndax bu du woon loolu ñun dootuñu fi nekk di wax parce que ñun li ñu waroon wax lépp wax nañ ko mënatuñ fi wax lu ëpp li fi Ousmane Sonko waxul c'est pas possible jàll na wax nañ fi lépp mais soo gisee ñu jógaat encore di waxaat te nag ñu nekk yéen la bu ngeen ko bëggee jàppee noonu kese boo yeboo ngeen noppalu ngeen xam ni ñun bi mën nañoo fay def 100 live fii ba suba mën nañ sol suñu dàll yi di jóg di dugg ci biir kër yi grand place yi marché yi dama ni marché jigéen ñi nga xam ne suba ñoo féete ci côté dëgg wu Yewwi Wallu ku ciy duggi marché boo demee ca marché ba ka ngay jaay wax ko ka ngay romb wax ko oto ba ngay dugg wax ko fi ngay wàcc wax ko dégg nga taxi bi ngay yëg wax ko fi ngay jaar waxal fépp waxal ki nga xamante ne dafay xëy suba dem ca tànganaa ba na wax kay yëg ca kaar ba na wax kay bale ji fobeere na wax ñépp laa lay wax nii ñépp bu leen bàyyi parce que ñoom dañoo nekk di dugg ci xelu nit ñi di nasaxal seen xalaat kon nag bu leen ko sàggane bu leen jàpp ni mokk na ma ne même su mokkee ngeen jéggal ma wante même ñi julli ji fajar ku ci julli ji fajar jàkka booy ñibbisi ko ngay taseel wax ko ki ngay taseel ci yoonu jàkka ji ne ko yow mii julli ji nga ba ñëw saafante ñoom yal na yàlla nangu suñu ñaan wante booy dem diw mi lii ngay voté waaw kay ndaxte li ñuy def ci jaamu yàlla la bokk ñu julli ji jàkka fajar nañ ko wax ñi nga xam ne ñoo dem ci église yi nañ ko wax ku ne suba église buntu église yéen ñi nekk ay patriote nekk dem église yëpp ku ci génn église ña nga fay taseel nuyantu ñoo saafante ñoom ne leen julli on a déjà prié il faudrait que boo demee voté nangam waaw ba ci buntu bureau de vote ñay jaay ndékkeeg ña ngay romb dee leen wax ku ngeen gis xamul comprendre xam nga ki ngay voté salaamaaleykum naka nga def xam nga fii kan la xam nga fii lan la fii parce que li tax ngeen war ko leeral nit ñi mooy ci biir bureau de vote yi dina am Yewwi dina am Wallu normalement fii Yewwi la warul am Wallu parce que liste bi fi nekk Yewwi kese moo def liste mais comme pouvoir bi dañoo malhonnête bu ñu malhonnêtul woon Dakar duñ fi teg benn bulletin Wallu yaa ngi dégg dañ koy tegee ne mais quelque part itam Wallu am na ñu ko mën a voteel parce que ñooñu peut-être dañuy jàpp ni ñoom voté lu ñu ci liste département bi mais national bi dañuy voté mais ñoom duñ ñu ko yombalal donc dañ ñëw tegal leen ñaari bulletin dinañ leen tegal Wallu tegal leen Yewwi yéenay romb comme ni leen ko Ousmane Sonko waxee yéenay romb Wallu
bu fekkee Yewwi la ngeen dem jël Yewwi voté kon nag bu leen tàyyi ci sensibilisation bi bu leen ci tàyyi bu leen ci tàyyi ba guddi maire yi di jëm julli bàyyi julli ji gée nañ ko fanaanoo xaar leen ci buntu jumaa yi wax leen ko ñi ci mbedd mi tey am na ñuy wàcc garage am na ñu si nekk wax leen ko suba ci suba fajar wax leen ko bu ñu paree nag na ngeen am seen fulla na message yi jàll ci biir koñ bi na bépp sénégalais boo xam ne dëkkoo ci gox lu la fa dal yaa ko teg sa bopp wax nañ leen ko am na ñu ma xam ñu nekk APR da ngeen di def ay transfert d'électeur jëlee nit bërëb nangam bu mu leen ci fekk ndax lu leen ci fekk yéen a ko teg seen bopp lii du élection présidentielle Macky su amee fit rek na xaar ba présidentielle mu samp na dem jàkkaarloog ñun xool ba xam nañ koy lijjantee élection législative lañ nekk suñu assemblée la ñuy voté suñu souveraineté la ñuy nangu suñu ay loi ñu di ko votel suñu bopp lii ñun ñëpp ñoo ko bokk ak fu waay mën a far ndax yéen ñëpp xam ngeen ni bi Sénégal di Sénégal ba léegi lii nekk fii caaxaan la waaye du assemblée nationale am nañu occasion jël assemblée bi teg ko ci loxo opposition mu contrôler kon nag bu leen ñàkk occasion boobu ndax seen ay mbiru bopp dëkkoo parcelle waa parcelle ñooy voté yow Kër Massar nga dëkk toogal Kër Massar bu la kenn dugal ci ay car wala di la dugal ci ay taxi di la yóbbu di la voté loo ndax junni bi ñu lay jox lu la fa dal yow yaa ko teg sa bopp bu la waa ji diggee ne la Macky laa àndal kii policier la dina la garanti wala dina la escorté lu leen ci dal yéen a ko def seen bopp ku nekk na nga voté fi nga dëkk ku nekk na nga voté fi bu fi kenn wax nag ne fii laa doon voté damaa tuxu dama ni dañu waxante dëgg boo tuxee ci bërëb demal nga voté ci bërëb boobu ndaxte jafe-jafe bërëb boobu moom ngay dund sa yoon nekkul ci beneen gox donc vous êtes avertis patriotes yi dinañ mobiliser wu dinañ taxaw ci koñ yi di xool ku ñu gis nga wàcc ci car wala nga wàcc ci bis wala ñu gis la ngay dugal ay nit ak di génnee buñ la identifier lu la ci fekk yaa ko teg sa bopp ndax président Macky Sall amul assez de police et de gendarmerie pour surveiller dëkk bi yépp mënu ko même si l'armée sera dans la rue kon nag nañ leen continuer di sensibiliser nañ leen continuer di araftu nañ leen continuer di taxaw coono bi nañ ko naan wannu ko jóg taxaw ndaxte nag tey suba yàggatul lu waaye mën a sonn naan leen limon bu doy ngeen jóg taxaw ngeen continuer le combat jusqu'à demain incha allah ñu dugg ci bañ gàcc yi bàcc gaañ yi récupérer l'Assemblée nationale récupérer suñu souveraineté récupérer l'équilibre de ce pays-là je n'ai rien contre les autres coalitions mais vote utile lañ wax yéene nañu ñëpp ñu am Sénégal am une représentation de l'Assemblée nationale et de la population kenn ku nekk mën a am député mën a dem ci kii penc ndaw réew loolu mooy pluralité démocratique mais là on est devant l'histoire nekkatul ay diw laa bokkal diw moo ma neex diw laa xaritool ñii laa gën a sës raw gàddu la bépp baat boo jël loqati ko ci loxo Macky Sall jox ko opposition yaa ngi dooleel opposition waaye bépp baat boo jël teg ko ci loxo beneen coalition boo xam ni du coalition bu mënal Macky Sall dara yaa ngi dooleel Macky Sall c'est ça la vérité directement ou indirectement donc soo bëggee àndoog Macky Sall beneen coalition nga àndal mais fii taxaw temm xam nga ni fii ma nekk bu ma voté sama coalition bii tamit mënalul dara Macky Sall mais voté leen opposition bi li lay war a soli bu nekkante ne tu es de l'opposition c'est la seule vérité parce que soo ko defulee yaa ngi coppati ci loxo opposition bi loo xam ni da ngay dimbale Macky Sall ci raw gàddu bi bu fekkente ne nag wóor na la ni yow sa coalition mën naa gagner Macky Sall acca doxalal ñun l'essentiel mooy na Macky Sall perte rek on n'a pas de problème avec l'opposition mais ñun ñëpp on est conscient que ça ne va pas se passer comme ça que si aujourd'hui on prend des votes on les prend avec des mains de l'opposition Macky Sall la ñuy dimbale kon nañ leen delloo si xel yi ñu xam ni c'est l'histoire qui se joue après lii ñun ñëpp dinañ àndaat booloo taxawal une opposition forte parce que quand on dit cohabitation ñun on n'est pas intéressé par des postes s'il y a des postes on fera un truc large l'opposition va se réunir ñu xool nu ñu liggéeyee parce que le Sénégal doit se construire
donc loolu moom laa amoon lu ma ci wax li ci des nag mooy ñaanal ñëpp jàmm ak salaam di ko ñaanal ñëpp incha allah di wax nañ daje suba ak jàmm waaw nañu sécuriser waaw les yeux dans les yeux il faut regarder les gens les yeux dans les yeux voilà ku fa dëkkul rek xool leen ko les yeux dans les yeux ngeen xam ko xàmmee ko mu xam ne gis ngeen ko y a pas de wiri demain il y aura pas de wiri ce sera direct on va voter on va gagner voilà amul demal ñëwal dugal fii bañ dugg fii yooyu yëpp amul sécuriser le vote quand on le dit organisez-vous en brigade ngeen di relayer wu c'est s'agit pas ngeen def ay rassemblement ay gox parce que vous allez leur permettre ñu ne leen da ngeen dajaloo fii mais am ngeen sañ-sañu def seen ay petit rassemblement di def ay navette di dem di ñëw et un conseil de grande sœur c'est ce que je fais man tant qu'on n'a pas voté on peut entrer dans un centre génnaat dugaat ci centre bi génnaat parce que am nga sañ-sañ boobu voté goo am nga sañ-sañ dugg ci centre bi à tout moment donc pour ñi nga xam dañu bëgg a def contrôle le matin da ngeen di ñenn ñi nañ teel a dem jigéen ñi da ngeen di togg de teel leen dem voté mag ñi suba teel ñoom la ñuy yeew mag ñi en général suba teel la ñuy yeew voté ñun ñi nga xam ne nag ñooy soldats yi dañuy dem suba dugg xool naka la demee duggaat xool naka la demee duggaat xool naka la demee waaw comme ça on tâte le terrain et puis on remonte les informations on ne pourra pas on fait pas le travail de la presse parce que la presse fait partie de la démocratie dinañ def seen liggéey mais ñun on remonte les informations fépp fu ñu gis fu amul bulletin fu bulletin manqué fu am anomalie signaler leen ko identifier leen ñu on fait remonter les informations bind leen WhatsApp yaa ngi fi Messenger yaa ngi fi suñuy téléphone dina tàkk am ngeen suñu ñaari numéro yépp am ngeen numéro ñëpp vous allez tout faire il faut envoyer les informations ñu collecter ko fu am anomalie ñu ngi appeler nag l'État mu respecter les choses bañ a def ni mu fi defoon 2017 ay Touba bureau de bulletin yi di fa manqué ne bulletin yi ñëw à l'heure ne bulletin yi ñëw à temps ne bulletin yi ñëw en nombre loolu lañ leen di demander ñu am ay élections démocratiques yu jaar yoon bu lépp jaaree yoon rek y aura pas de wiri bëggee bañ a jaar yoon nag duñu ko nangu loolu donc loolu benn la leneen li mooy la presse samay xarit parce que nag man comme je le dis toujours yàlla jotewuma ma dem fépp ci Sénégal bi ma commencé politique ba léegi mais beaucoup dans la presse m'ont permis de rentrer dans beaucoup de salons avec les émissions les programmes les endroits les couvertures qu'on fait de nos programmes donc amuñu seen fay yéen tamit vous êtes face à l'histoire la presse vous êtes face à l'histoire tout ce qui est anomalie qui est constaté vous devez le dénoncer le relayer vous devez donner toutes les informations qui concernent ces bureaux de vote vous êtes un pouvoir à part entière yéen pouvoir bi ngeen am yéen a tax alternance am 2000 yéen a tax alternance am 2012 yéen a tax sénégalais yi toog seen biir kër seen xel dal parce que ñu xam ne yéen a ngi def le contrôle kon nag dellu leen fi ngeen nekkoon parce que tey yàlla indi na lu mu teg suñu loxo muy réseaux sociaux yi tey am na ñoo xam ni début campagne bi ba léegi taaluñu télé benn yoon te ils sont au courant de tout ce qui se passe te taaluñu télé benn yoon kon war ngeen xam ni yéen vous avez remontada ngeen war a def yéen da ngeen a war a daw dab si récupérer seen place mat ka sëkk nag parce que jàng ngeen bëgg ngeen réew mi te yéen seen sañ-sañ la mais def leen ko bu leen nangu kenn xoqatal leen taxaw leen ngeen def seen liggéey ngeen def seen rôle ngeen informer juste et vrai ngeen joxe les bonnes informations bu leen kenn manipuler parce qu'on a besoin de vous c'est ensemble qu'on va faire ce pays-là donc ñu ngi leen di xaar foofu yéen les agents de la presse ñu ngi tamit di demander tey solennellement bu fekkente ne dem nañu ba information yu commencé jib ne ñëpp ànd ak dal nangu itam parce que waa Benno du ñu nangu ils risquent de créer di jaxase pour bañ a accepter leur défaite c'est pas une fin en soi élection législative la ñuy fal kon nag
ne ñëpp ku nekk na def responsabilité am ku nekk na taxawaayam ku nekk na def li nga xamante ne moom moo ko war. lii fi may tëjee nag mooy ñi nga xam ni ñoom lañu dénk sunu ay bulletin ñooñu maa ngi leen di ñaan ñi day gore foofu laa mën a yem ñi day gore ñi ñu ko séqal coalition la ñu nekk fu yeewi nekkul walloo nga fa fu wallu nekkul yeewee nga fa waa wallu bu ñu war waa yeewi bu ñu war waa wallu bu ñu warantee defuñu ko kenn suñu bopp lañ ko def parce que le Sénégalais regarde et écoute def nañ ci lu kenn deful dajale coalition yeewi wallu militant yeewi wallu taxaw leen ngeen dimbale seen responsable à rester droit à rester debout ku ci bëgg a jàdd xamal leen ko ni bis boo fi defee naka su dul noonu ñun ngay fekk sa kaw foofu lay tëjee parce que j'insiste à ça amul nga nekk fële ca Ourossogui wala fële ca Podor nekk ci benn coalition waa coalition ba dénk la fa ne nga am neneen nanga ci war a taxawee wala nanga ci war a defee naan danga koy def au détriment d'une coalition soo ko defee def nga ko ñépp def nga ko sa bopp def nga ko l'avenir de ce pays mais soyons vigilants nañu contrôlante waaw ku ci ne ci poste bureau de vote bi ngeen nekk jéem leen xam ñan ñoo fa nekk mandataires yi jéem leen xam ñan lañu su ngeen duggee di voter identifier les mandataires bind ko ci seen feuille teg waaw na mandataires yi xam ni yéen ñi dëkk ci gox bi yéen a ngi leen di bàyyi xel yéen a ngi leen di surveiller ba mandataire bu ci nekk na xam ni bis bu jaayee suñu ay PV wala mu def naka su dul noonu dëkk bii du fi xajati parce que léegi dañoo yor suñuy télé ci poche te dootuñu nangu ay nit nekk suñu biir di nekk ay traîtres de ce pays di nekk des traîtres de cet avenir que nous sommes en train de travailler. Donc vraiment taxaw leen ci loolu jaxasoo leen contrôlante surveillance les gens se surveillent ce n'est pas une question de confiance ñun même nos jeunes qui sont dans les différentes commissions on leur a dit fu ngeen mënti nekk surveiller ku ngeen gis mu am ay regards suspects wala di génn di woote téléphone wala deneen surveiller comme du lait sur le feu. Donc vraiment ngeen baal ma sonn nañu torop dañu egsi rek ne nañu wax balaa ñuy jóg peut-être génn tuuti noppalu mais dem tuuti au niveau aussi de Grand Yoff parce que foofu la ñu dëkk amuñu woon temps sax jaxasoo ak ñoom boobu léegi ñu ngi ci campagne nationale bi mais dafay baax am na ay kër yoo xam ne il faut ñu dem dugg fa saafonte ak ñoom nuyante ak ñoom jaajëfal leen ci gunge bi ñu doon gunge ci campagne bi mais itam feddali leen suñu kóorlale te wax leen ne leen élection bi suñu élection la suñu pal la ñun ndax suñu falu avenir la donc lu bare def ci dëxëñu donc loolu la ñuy ñëw dem def nii peut-être dinañu pare balaa guddi incha allah ñu mën a am une bonne nuit de sommeil et puis suba 8 heures incha allah ñu commencé liggéey bi taxaw yeewi askan wi na seen xel daal am nañu des gens responsables yoo xam ne ñu ngi ci liggéey bi comité boo xamante ne y a beaucoup de patriotes yoo xam ne ce sont des gens volontaires ñoo xam ñooy nekk ci QG bi ñoo xam ne ñooy liggéey mais bu leen hésiter képp ku am numéro koo xam rek na nga envoyé information boo am et puis la presse aussi on compte sur vous pour faire le reste du travail donc jaajëfal naa ñëpp kontaan naa ci yéen amuma seen fay vraiment comme je dis waxtaan bi ak jaajëf gërëmte bi beneen yoon lay dekk du nekk tey beneen yoon lay nekk incha allah donc loolu daal la amoon du may wax et puis di waxaat encore suma mbokk waa Ziguinchor yi que maa ngi leen di wax Njomre Saful à tous di leen gërëm et puis di leen jox dig daje demain incha allah on fera différentes lives différentes informations si c'est fanaan ak jàmm ba suba ak jàmm incha allah merci beaucoup mënuma nag lire yëpp nga xam na après incha allah
tout donné def nañ ñu mënoon def lépp waxtaan nañu dem nañu daw nañu baa ci dee nañu léegi nag responsabilité bi ça revient au peuple sénégalais yéen a ci des yéen a ci des incha allah yéenay def la différence donc à demain incha allah merci.